lu nga xam ne ni moo ko jiitu ñu teewlu si ay kàddoom moom Boubacar Sadio. ak yi passé yëpp effectivement dañuy génn communiqué yu pour fàttali ñu tenir am na ku ko war a sol ak ñu war a sol bon dama ne mais bu ñu yem ci loolu li seen ay ñoo xam ne dañuy dëppoo seen bopp ne ay généraux la ñu te dañuy sol ngoo xam ne tenue général lay niroo bon boo nekkee Sénégal sax di nga xam ne fii du général armée kii général de pacotille la mais fekk nekk nag bitim réew nga gis image yu mel noonu yow boo ci xamul dara mun nga jàpp ni kii effectivement armée sénégalaise la bokk et que effectivement général la donc mun na indi confusion. mu nga mën na indi confusion nañ ci bàyyi xel mbir yi warul yem rek ci bi lépp bataaxal am na lu ko jiitu le député du peuple noonee le commissaire Boubacar Sadio gisee. nañu respecté dogal bi bañ a sol ay tenue mais ñoom itam ci biir aaye bi bu ci dara lalu. parce que faaw ñu définir xool ki nga xam ni dafa nekk garde rapproché wax naa ko fi démb dama koy baamtuwaat. lan la war a sol est-ce que ñoom souvent du ñooy fekk si ñooñu ci parce que xam nga am na tenue boo xam ne déterminé wul ci bi laan pantalon kaki takk benn affaire bu ñuul. def ay masque def mbaxana yooyu xam kenn moomu ko du uniforme loolu. donc te ñi nekk garde rapproché souvent ci candidat yi noonu la ñuy solo bi ci des mooy. élection locale la ñu dëgmal candidat yi bari nañu lool kenn ku nekk di nga jéem a xool sa wàllu sécurité lan mooy disposition bi ñu jël ci réew mi yépp pour accompagner yooyu lay candidats accompagner waale ñi yor seen ay sécurité parce que bu ci police impliqué woo benn policier wala ñaar mun nañu rek pratiquement ci gox-goxaat yu xaw a xëcc yi fexe ba violence du am mais bu ñu leen bàyyee ak seen ay bopp faaw ñu am tenue yu ñu leen mën a xàmmee ñu xam ni kii mooy garde rapproché bu Mame Mbaye Ndiaye kii mooy garde rapproché bu Birahim Touré loolu mënut a ñàkk donc ça n'a rien à voir xëy na ak tenue militaire bi nga xam ni wala police wala gendarme bi nga xamante moom la nit ki dem di sol donc question bi du néew na à part tenue militaire bi looy gis ab sénégalais bu sol tenue gendarme wala tenue policier après di doxantu donc loolu bokk suñu habitude mais cible bi exactement dañ ko war a définir ci biir communiqué bi ñu xam lan lañu ci jublu parce que boo xoolee communiqué bi non seulement tenue bi mais dañ ci boole waale ak lépp loo xam ne mun na nekk arme de défense alors wax naa ko démb dama koy bamtuwaat bu dee côté boobu itam dafa desee mat parce que arme de défense ki mun ci génn décharge électrique bi nga xam ni ñu ngi koy jaay ay 3000 ak 5000 mu ne gàdd ci mbedd bi paaka waxaale wuñu ko donc bu ñu jëlee dogal ay tenue bi comme ni mu doon amee loolu dafa jaadu nit ki warut a sol uniforme bi ñu police ak gendarme te fekk nekkul police nekkul gendarme mais lu mooy loolu itam jumtukaay yi nga xam moom la ñuy jëfandikoo faaw ñu définir xool kan moo ko war a am nan nga koy amee ban stade ngay toll pour am ko mais ki jàng itam garde rapproché ba am carte bi moom itam lan lañ ko jagleel ci jàppandalal ko ci wàllu liggéeyam mu mën a assurer sécurité nit ki donc yëpp ay points la yoo xamante ni njort nañu ni dinañ ci def ay précisions ci fan yi ñu dégmal quant à appellation yi nag ci diw général diw colonel diw nangam y a deux choses dafa am ñaar yu ci am maam bu ñu indi amalgame ci xelu nit ñi Birahim Touré lu ñu koy wooyee léegi yéen ñu ngeen koy wooyee Birahim Diadji Touré parce que papaam dafa siiwoon comme moom man kenn waxuma Mansour Babacar parce que sama papa siiwul mi ngi mel ni kay Birahim bu papaam nekkoon ab colonel wala capitaine ñu naan Birahim colonel Birahim Touré wala Birahim colonel Touré ça ne veut pas dire que dañu dàkkantele Birahim en tant que colonel comme xadi colonel fii suñu kër gi parce que maama moo nekkoon colonel wala kuñ ko tuddee c'est-à-dire dafa am ay tur yoo xam ne ay tur dab-dabaatal lay doon bokkul ça n'a rien à voir ak nga ñëw wax général Mame Mbaye Ndiaye sénégalais yi xam nañu bu baax benn nit yi am ay tur yi ñuy taf ci seen i tur ndax yu mel noonu moo tax ma ni ba am na ci yoo xam ne jaru ko sénégalais yi nañ ko yombal ci bañ a sol tenue militaire wala tenue policier wala tenue gendarme après wax ji jeex ñi def garde rapproché ñu bàyyi leen ak seen yooyu ñuy sol seen kagul yooyu ñuy sol parce que kaki la ñuy sol loolu du tenue bu kenn moom loolu tenue boo xam amul benn définition la quand même voilà Birahim ba njàngat nga dem ci cadre commissaire Boubacar Sadio mais li mu wax moom moo ci nekk mais li ma waxoon dem rek lay dellu si mooy il faut nécessairement que gis na la sécurité des personnes et des biens incombe exclusivement à l'État moom moo yore li nga xam ne moom mooy suñu kaaraange ñun ñëpp mais bu ñuy jëm ci wàllu politique ñi nga xam ne ñoom ñooy ay leaders politiques en tout cas les plus en vue li ma jàpp mooy ni état bu leen mënul a yebal ay sécurité ñoo xam ne ñoom ñooy yore seen wàllu kaaraange muy BIP souvent BIP lay doon muy brigade d'intervention de la police wala ñi nga xam ne ñoom ñooy waa GIGN nga xam ni globalement
wala li ci ëpp président la ñuy aar yenn saa yi ñu woo leen ci yenn ci ay manifestations yoo xam ne comme li fi xewoon ci mois de novembre mais il faut nécessairement au-delà bu fekkee ne état amul suffisamment de moyens humains ndax yorewul nit ñu doy ci wàllu police gendarmerie donte am na ay projets yoo xam ne wax nañu wàllu recrutement ci wàllu woowu mais bu fekkee ne amuñu suffisamment de moyens humains il faut nécessairement ñu xool naka la ñuy amee partenariat ak ñi nga xamee ni ñoom dañu jàng sécurité parce que souvent da ngay gis par exemple ku ci mel ni association bi Bamba Faye jiite la maison des gardes du corps ou du garde du corps xaw ma nan la ko lañ ko tuddee mais ñooñu di nga ci gis ñu ci ëpp ce sont des anciens militaires ñoo xam ne def nañu peut-être formation ci police wala gendarmerie am na ñoo xamee ni ce sont des formateurs tey ci yenn ci ay maison garde du corps ñoo xamee ni ce sont des anciens de la gendarmerie ay anciens GIGN lañu donc bu fekkee ni amoo yow main d'œuvre bu doy pour mën a dem sécuriser tous les hommes politiques muy pouvoir comme opposition ñoom ils sont obligés jël ay nit ñoo xamee ni ñoom ñooy yore di wattu seen karange parce que je vois mal un Ousmane Sonko di génn noonu di dem te du ànd ak benn kaaraange boo xamee ni dañuy koy wattu parce que am nañu ko bëgg am nañu ko bañ je vois mal un Bougane Gueye Dany di génn noonu di doxi soxlaam te du am kaaraange boo xamee ni dafay dànd ak moom parce que am nañu ko bëgg am nañu ko bañ c'est valable pour Khalifa Sall c'est valable pratiquement pour tous les leaders politiques yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii léegi comme nguur bi mënul ku ci nekk mu yabal la benn garde du corps wala kenn ku bokk BIP wala GIGN li mu mën a def mooy fexe ba maison yooyu nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu ko tàggat garde rapproché ñu d'abord ñu mën leen a officialiser ñaareel ba ñu mën a am partenariat boo xamee ni ñoom sax dañ leen naan par exemple tenue sàngam ngeen di sol boo xamee ni dafay wute ak tenue ñi di force spéciale yi parce que police loolu la ciy bañ mooy force spéciale yi tenue yi ñuy sol wala ñu ràññee leen ci ñu dem benn Mansour Diop sol ko mën na def benn jëye ci mbedd mi ñu ne waa police ñoo ko def wala waa gendarmerie ñoo ko def mais déjà ñoom seen biir gis nañ fi ci émeute yu mois de mars wala situation yi fa moon mars des éléments yoo xam ne dañoo bokk ci nguur gi doon tamit également ay gros bras ni ñu koy waxee wala ay nervis yi sax la ñu utiliser woon comme terme pour les qualifier ñooñu pratiquement lañ doon sol wutewul ak ñii di services spéciaux yu police wala gendarmerie parce qu'ils étaient encagoulés pour la plupart sol ay tenues kaki et je le disais hier tey kaki bi nit ñi di sol li leen di différencier ak GIGN ñi ànd ak président de la République ci sol kaki bu fekkee ne dafay def tournée wala mu dem ci benn ci ay dëkk ci benn ci ay gox ci biir dëkk bi lenn moo leen di différencier mooy écusson wu palais présidentiel bi ci nekk